gàcce am léegi gàcce am ay su saalum yu duggee tey ak ñi ko fekkee ne ne gëmuma su la neexee nga wax ko gëmuma waaye am ku juddoo diggante Kajoor ak Bawal doo ko wax mbaa ku yorum xel amul si lan man nag du ma tooñ ndax li tax du ma tooñ doon maa jox bis te Papis Badiane looy bañ mu yegg si bu ko jàppal bis dëgg la bis la ma jox yàggatul sax moom tam xarit la ma jox Sophie li tax ma nekk ni li ñuy débat dafa sensible c'est une réalité boo xam ne dafa nekk ci suñu biir société te réalité kenn du ci gëmm bët da ngay xam ne lii nii am na nga taxaw def seetlu man li ma njëkk taxaw def seetlu mooy dañu nekk ci dëkk boo xam ne ku nekk dafa bëgg nekk ci kanam même dans les familles da ngay nekk ci kër ku ne bëgg cee gën mais ku nekk mën na ci gën à sa manière nga góorgóorlu ba ñëw yàlla dimbali la peut-être nga yor famille bi yëpp et cetera yooyu day am mais dañu gis ne tey dafa jaral ndaw yu bëri ñu def lu nekk parce que c'est une réalité li ngeen wax maraboutage dans les familles ñu def lu nekk ngir nga mën a nekk au devant soit de la scène wala au devant de la famille te pays gën a baaxul man maa la gën a foo ko fekk fu nekk lii ñuy waxtaanee tey lay jur ma taxaw def seetlu ci gëm yàlla ak doyloo en général li tax ma wax gëm yàlla ak doyloo parce que foofu laay accentuer un peu sama développement daf may taxaw si li ñuy woowee maraboutage xam nga maraboutage ak charlatan ça fait deux marabout boroom xam-xam bu yàlla may xam-xam la kenn mënu si dara charlatan c'est une personne boo xam ne amul xam-xam di la gëmloo ne dafa am xam-xam waaw may ma s'il te plaît papa ma développer pour ma expliquer non boo ma daggee du ba charlatan day def muy am de charlatan dafay def muy am waaw d'accord léegi may ñu def nangul nañ la ko may ñu ko ne la muy def waaye day def moo xam sunu borom jox ko ab jay mu def ko yow tamit ba ka ko defoon yonent bi charlatan la wala du charlatan alayhi salaatu wasalaam ba ka ko léeje woon du ab charlatan sungu fag ren la de sungu fag ren la ak fas de loolu mooy charlatan dama ne nit dina ko def sunu borom ne amiin mu nangu mu yaakaar ne moom a fekk sunu borom bëgg na koo jekku ëllëg kay la moo tax naan yàq gën a defar lii ma leen wax dem leen fu leen neex seet leen ku leen neex bàyyi leen nanu wër nan ko diaboliser nanu def lu nekk nanu pousser folklore bi dama leen ni duma te négal ba nga ëpp ubbi téléphone bi charlatan dina def sunu borom ne amiin bëgg koo seetaan ngir mën koo jekku ëllëg d'accord charlatan voilà charlatan de nos jours yi laay wax mooy ñi nga xam ne effectivement loo gis ci àdduna am na ay vrai et des faux man damay jël ñaari ma teg waxuma charlatan bi ñuy wax ci période yonante bi dafa njabar mu jàpp et cetera. je parle ba léegi ñu ngi fi seen i ngi fi loolu yow la papa buñ la joxee parole nga ñëw ci ñooñu buñ la joxee parole liggéey ay doomu aadama muy jàpp mais buñ la joxee parole nga ñëw ci ñooñu ñoo ngi fi ba tey buñ la joxee parole nga ñëw ci ñooñu buñ la joxee parole nga ñëw ci ñooñu alayhi salaatu wa salaam ba léegi seen i sët ngi fi buñ la joxee sa parole nga ñëw ci ñooñu papa nañu bàyyi Sophie mu yeggale ba léegi seen i sët ngi fi mais mënul wax ni wax c'est pas possible ñu àndoon ak sëñ Touba nangul ko ba léegi seen i sët ngi fi ñàkk doon xeex rasulullah seen i sët ngi fi ñàkkoon nangul loon seen i sët ngi fi ba léegi du deñ filière la boo xam ne day dem illa abada du deñ xam nga moom li muy wax mi ngi ñëw ci sama deuxième point est-ce que comprendre nga c'est-à-dire boo bàyyiwul nit ñi développer aussi doo xam fi ñu jëm munoo dagg nit ñi ba pare di leen wax loolu ñu wax loolu je parle d'un charlatan non déglu wuñu parce que mayoo leen ñu déglu mayoo leen ñu déglu non yow mayoo nit ñi ñu déglu non waxuma téléspectateurs yi jaar leen fenn yow yaa ngi si ay points yoo xamante ni yaa ngi waxloo nit ñi lu ñu waxul donc boo ma bàyyee ma daaneel sama développement di nga xam fi ma jëm mais quand tu n'écoutes pas doo mën a xam fi ma jëm loolu la papa moo bu ñu teg nga dagg ko mënul nekk je répète mes propos mani je réponds à temps marabout dafa am sauf que da ngay répondre papa nag kuy adressé wu may ma wax ak téléspectateurs yi ayca on t'écoute voilà donc le marabout ki nga xam ne yàlla da koo may xam-xam la mu koy def mu nekk loo xam ne dëgg la parce que alxuraan ci boppam moo njëkk nekk remède bi njëkk mu am ñoo koo xam ne dana la ci gën a sori soo demee ci moom mu dimbali la ndax féete na yàlla foo xam ne amaana yow féetewoo fa jàng na loo xam ne jàngoo ko parce que bu yàlla ne boo jëlee temps de saar def ko ci temps nangam ak nangam mu faj la boo jàngul saar yooyu faaw nga jaar ci ki ko jàng ngir mu mën la dimbali
c'est important ma répété waat sama deuxième point mooy charlatan ki may woowee man charlatan ki ñuy woowee ñun ñëpp charlatan ki nga xam ne yàlla may ko xam-xam muy nax nit ñi bokkul ak marabu bi nga xam ne yàlla may na ko xam-xam mu utiliser ko mooy fi muy wax fi nga xamante ni jaarul yoon ndax ki liggéey yonante bi mu jàpp am na xam-xam mais ba mu ko utiliser wu ko dimbali yonante bi mu xeexal islam mais daf ko utiliser pour gar l'islam donc li ma def 3 catégories yu bokkul. mais kooku charlatan la. donc mën nga ko woowee noonu. kooku charlatan la. du ma la ko bañal mais may ma continuer donc c'est des personnes yoo xamante ni yàlla may na leen xam-xam ñaar moo am ci marabu yi ñuy waxtaanee tey ki yàlla baaxee may ko xam-xamam mu ne man de damay jóg def ci lu baax képp dong di ci faj di ci jëmale doomu aadama yi kanam ak ki nga xam ne xoolul ci digganteem ak boroomam parce que xam-xam bi may ko boppam yàlla moo ko may mu ciy def ci li nga xamante ni du dëgg du yoon la preuve loo gis dafa am contraire démb daan nga am doom muy dem ba Macky dañ daan dëj muy fonctionner sa doom daanu dem di taxawaalu. c'est pour la bonne cause. et c'était pour la bonne cause dëj contraire u dëj lan la nawtal nga am ay sëriñ yoo xam ne tey dañuy jël nit liggéey ko nawtal ko mu dem yoonam ay mbokkam mënatuñ ko gis mu exister parce que dañ lay wax naan alxuraan boo ci defee 1+1 la de science du ay tubaab ak yooyu 1+1 égale 2 nangam ak nangam suñu borom bu koy def daf lay loolu moom pare na démb maintenant day pare sol ko démb gisee sol ko prospère ku ci ne mu bàyyi la nga xool la mu la sol nan nga koy utiliser léegi bi ma demee ci deuxième point bi mooy ki nga xamante ni yàlla may na ko xam-xam kenn mënalu ko dara dafa ne man sama xam-xam dama koy utiliser ci lu bon mais kan moo koy utiliser ci lu bon man maay nekk suñu biir kër gis samay frère di baaxle dem ba ma ne kenn du baaxle su ma demee ci ki yàlla baaxal au lieu ma ne ko ku baax dama bëgg nga dimbali ma nga ñaanal ma ndax ñaan gànnaayu jullit la kenn mënu ci dara dafa bokk ci suñu dund et c'est autorisé par l'islam c'est autorisé par l'islam maintenant bu fekkee jàng alxuraan mën nga defal sa bopp lu bari effectivement il a parfaitement raison bu fekkee nag jàngoo ko nit ëpp la ci xam-xam boole kook li yàlla di maye Benoît yàlla day maye defal la ko ci ndox yàlla day maye ginnaaw boo jëlee loolu yëpp nag puus yàlla dafay maye waaw y a des personnes voilà exactement ñooñu dama leen tegee ne am na ñoo xam ne ginnaaw xam-xam bi nga xam ne dañ koy gëstu il dafa inné ci ñoom mais dañuy ñaan yàlla rek toujours muy tomber ci ñi nga xam ne dañuy seet seen aqulaay taala ndax li yàlla sàkk doomu aadama moo ko ci gënal yow soo demee ba am fit nit ñëw jàkkaarloog yow ne la yàqal ma demba sa aqulaay taala day taxaw ak sa bànneexu àdduna ndax dafay am genre Sophie Gueye yi mën nañ la jox ay millions ngir yàq nit waaw mu des nag ki ngay jàkkaarloo di ko jox millions yi naan ko yàqal ma nit mën na la delloo say millions demba ne la demal mënuma koo yàq ndax bu ma ko yàqee am na conséquence maintenant problème boobu la ñu man fa laay taxaw la sensibilisation ci nit yooyu nga xam ne yàlla may na leen man du ma toog seen TV naan marabu amul wala yàlla si yàlla baaxee na ay doomu aadama yoo xam ne dañuy xaatim di bind di kii muy def mais dañuy ñaan ñooñu yàlla may ñu xam ne dee am na surtout ñi nga xam ne ils le font parce que ça existe et depuis hier tey la gën a gaaw ndax xale yi tey sax dañu yàkkamti suñu genre yi dañu yàkkamti mais am na loo xamante ni tey boo ci tollee nit ñëw jox la alal ngir nga yàq doomu aadama war nga sa conscience war na ñëw sa diggante ak sa borom nga delloo ko alalam mais bu ñu nekkee ci àddunaay course alal àdduna boo xam ne nit ñi on te respecte ci daraja looy dégg ci sëriñ yi wala looy dégg rey na diw diw bi ñu rey ci biir kër gi nangam yàlla rek ay rey dëgg la naam mais nit dina tëdd feebar dem ba ñu yóbbu ko hôpital kenn du gis dara lu ko dal fan lañ koy mujj fajee ci borom xam-xam yi donc dañ leen koy nangul mais dañ leen di ñaan seen xam-xam ñu jëmale ko ci borom beneen bi mooy remède yi mooy da nga ne am na si li ma comprendre dafa am ñoo xam ne yàlla daf leen di may pouvoir boo xam ne yàllaa leen ko jox pour ñuy def lu bon doomu adama du pouvoir xam-xam la Baqara ba naa si Benoît nit mën na ci def lu ko neex dama ne est-ce que yàlla non du pouvoir yàlla dafa la bindal livre am yàlla man li ma jàpp mooy dafa protéger may ma jox la may non waaw may ma tontu ko yàlla amul dara lu bon yàlla amul lu bon mais xolal waaw may ma expliquer la attends Demba Baqara ba naa si mën nga ci jël ay saar defar mais am na ñuy dëpp alxuraan di def laajal borom xam-xam la moo graaw jox non mais daf leen jox arme xam-xam moo graaw saay day utiliser xam-xam négativement Benoît loolu laa la bëgg wax mën nga ma jox xaalis je prends un exemple mën nga am intention def don jox ma alal pour ma def ko ci xale yi mën naa ko jël dugal ko feneen yow sa wàllu wëy na ndax danga maa jox don bi pour ma def ci lu baax man ma jël ko def ci lu bon dama la bëgg ne la est-ce que ñooñu yàlla leen armé yàlla armé wu leen mais fii loo gis ci àdduna Benoît munoo ci génne yàlla
non mënoo ci génne yàlla je suis désolé. Sophie kii def lu bon sax yàlla moo ko sàkk. Sophie force dafay gudd. may ma demba. kii am na mag yoo xam ne xoolal may ma demba am na mag yoo xam ne ki boo tegee kuy def lu baax ak kuy def lu bon doo ci génne yàlla ci kiy def lu baax ak kiy def lu bon. parce que ñoom ñaar yëpp yàlla moo leen sàkk. Demba dinaa ñëwaat léegi ci yow. s'il te plaît ñu yeggale ci soo mais juste vous rappeler que le débat aussi c'est pas ba xam maraboutage am na wala amul. Voilà, moi je disais juste que le maraboutage li muy détruire foyer aujourd'hui c'est parce que daf ci am ñoo xam ne dañuy jël seeni xam-xam utiliser ko ci nu bon am ñoo xam ne doylootuñu gëmatuñu yàlla pour les biens mondains mooy bànneexu àdduna mu jaral leen lu ne ñaari cas yooyu la ñu war a sensibiliser ma dem ci soo remède mooy li gën a gaaw pour jot xam nga soo xoolee booy génn sa kër sax yàlla danaan la boo waxee bismillah tawakkal nangam ak nangam am ñoo xam ne bu ñuy génn seen kër dañuy fëgg def nangam ak nangam mooy culture bi ngay wax mais tu as le choix nga woo yàlla booy génn mu boole la ak ay malaakaam nga dem wala nga woo nit c'est aussi simple que ça te tey fooy mënti nekk ci àddina tu as le choix Demba duñu bañal kenn dara mais yàlla pare na sa bopp di metti mu ne la boo defee nangami bismillahi rahmaani rahim sa bopp faj nga dem ba woo ba mu ñëw tiim ko naan maa kumba nangam ak nangam mu deñ c'est vrai parce que dañ ko fay fekk mu doon li nga xam ne ay maam la dama koy bàyyee pap il faut mu nangu loolu donc Sophie y a des remèdes assez faciles yoo xam ne marabu yi am nañ xam-xam yi buñ ko doon gën a baaxee nit ñi maanaam ci alxuraan ba ci bible ba ci bible mooy ñi nga xam ne du ñu ay musulman am na ay ñaan yoo xam ne bu ñu ko defee ci seen diine mu ñëw moom la ñuy wax ne yàlla foo ko moom wéy la ma daaneel ni marabu bi gën et je m'adresse à toute la jeunesse sénégalaise et toutes les personnes damaa gëm ne ginnaaw ki yàlla may xam-xam nga xam ne dalaa tane ngay dem ci moom ngir mu dimbali la ñaari marabu yi gën a mag ci àdduna ndey la ak baay lu ma gëm la ndey ak baay mooy ñaari marabu yi gën ci àdduna te bu ma ñëwaatee ci deuxième tour de plateau dinaa ci ñëw parce que ñaanu waajur yàlla moo ko wax arme la day faj day dimbali te day yaatal day ubbi day def lépp bi damay jox kàddu gi Prospère comme ça ñu jël téléphone yi on voit aussi vos commentaires sur Facebook par rapport ak Père Ngoné li mu wax tout à l'heure dinañ ci ñëwaat léegi parce que je pense que gars yi dinañ ci wax oui dégg ngeen lépp ma jël téléphone bi parce que yàgg na fi d'accord ayca mën nañ ko jël 88 628 89 90 papa ñu bàyyee la ko ñu àtte léegi allo dem na finalement na ñëwaat ñu ngi ci buntu bi ñoom ñëpp dañuy xëccoo moo tax mu dem noonu d'accord bàyyi leen rek na ñëw 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69 salaamaaleykum allo dem na ayca donc nañ déglu Prospère tuuti rek en tant que téléspectateur yi di dugg si waat ayca Pros. merci beaucoup madame Diallo ñuy waxtaanee effectivement comme d'habitude lu am solo. mais damay wax man ne loo gis rek am na lu ko dooleel. te foofu la maal bi nekk. duut baaraam. ayca. Sénégal gi ñu nekk. ñaari activité ñoo gën a gaaw pour maye xaalis pour tekki. mooy sëriñtu ak politique. maanaam maa mën. te loolu yëpp nag loxoy jigéen ñaa ngi ci ñoom. c'est leur activité favorite ñoom jigéen ñi. dépense doyatul ci kër yi sax ndax sëriñtu. loo yëg ak loo yëgul nag. maa mën bu duggee ci koñ léegi ñoom jigéen ñi ñoo koy paasante ñoom léegi waa ji am bës léegi commencé di ràcc di doxal donte sax xëy na li muy def sax xëy na gëmu ko politique pareil boo wootewul léegi ñooy feet si kar yi ak di bëggul la ndem nay ñoom lépp ñooma ci ëpp ma wax ne mais man li ma ciy déranger way benn waaye non background la laaj li may wax. ñu bëggul lëndëm nay leer wax na dëgg. par toi hein. non politique góor yaa fi nekk mun ma ko comprendre. non góor ñi ñooy politique ay taasu la. góor ñi ñooy politique mais jigéen ñee leen dooleel si kaar yi. ñooy sali yëre yëre yi am photo yi ak petit set yor seen uppukaay. naan laay bëggul lëndëm. nay leer bref mais wax de man encore une fois ñaan lu am na. mais du kiy jóg di ñaan lu baax moo ma déranger man. ndax ku ne sañ naa jóg ne aar ma ku ne sañ naa jóg ne. aaral ma samay doom defal ma sama yaram. ku ne sañ naa jóg ne takkal ma sama doom ba ñuy sax si jàmm ak salaam nangam ku ne sañ naa defal ma sama doom xel mi ubbeeku si li muy jàng ku ne sañ na ko. d'accord Dieng ñu ngi jégalu baa ñu jël téléspectateurs yi maa ngi dellu si yow léegi maa ngi jégalu di tuub bu baax a baax je sais qu'il n'aime pas bu nekkee ci fil ci benn kii ñu koy dagg mais bon dañ ko jël rek ñu ngi ñëwaat ci yow léegi Père Aïcha jël ko. allo allo allo
Bakary kooku fu mu toll allo. allo salaamaaleykum. allo. Dieye moo ñëpp bopp de daa mel ni fi mu ne nañ la bàyyi nga yeggale. boo paree merci beaucoup madame Diallo soog a jël téléspectateur. donc pour dire rek que man kiy jóg di ñaan lu positivement comme ni ko Sophie Gueye brosé sànq dérangé wu ma ku ne sañ na ko. jóg naa aar sama bopp jóg naa yàlla musal ma ci bët la musal ma ci làmmiñ musal ma ci gàllankoor tolof ak deegu ñaaw ku ne sañ na ko defal nangami bagage sa oto mën na laa musal nangam fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi mais man xam nga ku ma dérangé ki jóg mu jaral ko jël alal uniquement pour yàq doomu aadama uniquement pour le plaisir sama doomu wujj bu mu fi juddu bu la yàlla wanee ne man maay sàkk dee maay sàkk dund xale bi juddu nga ne kon bu mu tekki yàlla xamal ne man maay joxe wërsëg nga ne kon na dof ba keroog rek ñu koy muy ñàkk njëriñ ci ki nga xam ne nii moo ko jur moo am ci moom yaakaar. dëgg la te da ngay gis ñu mu ko jaral defuñu la waxuñu la sama jëkkër takk na wujju defal ma loo xam ne bu fa demee day mel ne ku ngemboo glace mu nekk gàcceem ba keroog mu koy bàyyi rek wala effectivement mu yem ci man. wala sax comme ni ko Sophie waxee sànq xabtal am doom mu ñafe dem bitim réew nga jàpp ne kat kam fa takk wala kam fa digaaleel ma ngay lekk ci loo moom loo xam ne yow lekkoo ko ci nga xabtal ko loo xam day ñëw Sénégal def fi 3 mois dootul yor 100 francs fu ne mu xool fa ne ku romb ku ne si mu weex daal la fi ak ba ñu xonq nga ñàkk mu ñàkk dëgg la lii yow sa loxo génn ci en réalité man loolu moo ma dérangé ci société bi nga xam ne moom la ñuy dund may posé wu nag une grande très grande interrogation foofu xëy na fa laay d'accord ak Benoît tëraay bàmmeel jamono dañu dem ba jamono alal am ak soxorte soxorante dem na ba jël benn cap boo xam ne tëraay bàmmeel daanaka dañ koy fàtte nit mën naa jóg sol dàllaam dox dëkk ak dëkk def lu ñaaw def lu bon wut ku la ko defal uniquement yow mi koy def sax dama jàpp ne xamuloo di wër ku la ko defal mais ki mu leer ne bu fanaanoo rawaanu diw balaa jant soo wala balaa at weer wi dee ñu gis ci koo xam ne dañ naan ndax kii diw la woon dootul amal njariñ boppam dootul amal njariñ ndeyam dootul amal njariñ ay doomam dootul amal njariñ même la société moom est-ce que bés jàpp na ne bés dana ñëw ñu def ko ci ci bàmmeel parce que man gaw ma ne nit mën naa mën boppam wala mu mën ay xarka fuufa wala mu nekk maa mën ba lijjanti moom immortel moom bañ a dee moom gisaguma ko man donc may posé wu rek interrogation encore une fois di wax ne même dans le milieu du travail maa ngi moom kat ñoo bokk place bu ñu nekk mais gis naa ne mi ngi ci tànk yoo xam ne bu deful ndànk dinañ ma rétrogradé wala effectivement dinaa perte sama place ndax moom mu jaral la dëddaale mu jaral la xabtal mu jaral la lu ne man loolu dafa nekk ci vraiment des interrogations yoo xam ne yu ma jaaxal la ci nga xam ne suñu société la te comme ni ma koy waxee su fekkee ne gëm nañu yàlla te c'est une grande interrogation nag qu'on doit se poser dans ce Sénégal parce que man dama ko tuddee le pays du faire semblant on fait même semblant de croire à Dieu parce que effectivement dafa am loo xam ne man gëmuma ko man gëmuma ne yàlla mooy maye bun ma romb ma otoom ma war koo mën a def loo xam ne wala ma yéene ko loo xam ne tant que dégguma ne ma nga hôpital ñu mi ngi ci jigéen bi dul dee dama ñaw xam mi fi rombee sànq di ngandalu ma xamoon ne fi lay mujjee mënuma ko comprendre en réalité parce que mënuma comprendre nga gëm yàlla ba pare mën a am boobu attitude mënuma nga gëm yàlla te sa doomu jàmbur jiikat effectivement bu mu juddoo nga ne bu mu tekki bu tekkee nga ne kon na dof mu jaral la nag yow carrière 10 ans 5 ans 10 ans li ngay dox tant que sottiwul tant que deful ay sagar doo bàyyi yow nga après nga taxaw ne allahu akbar allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim non mënuma comprendre loolu te fii kat damay wax benn affaire de wax naa ko sànq gis nga maa mën boo gis mu am promotion mais dañ koo dooleel koñ boo gis leen ñoom ñi kaalawu dugg génn kii ku nekk sifle sa morom yow dem ci diw defal na la nangam seetal na la ñoom ñii loolu mooy ñoo lay may promotion. les premiers truands yi c'est les hommes. non certes mais truand boo gis kii ki koy dooleel moo koy xanaa xamoon leen Benoît. man ak yow bu ñu amoon 5 millions Sénégal
kenn du ñu lekk suñu xaalis promotion boobu léegi mu arrêté mais ñoo koy paasante diw def na nangam diw moo la mën a seetal moo la dox na lu mu la wax weñ bu ci dal dara. waaye am nañu aay nag. am nañu am nag am na si am nañu aay de bu leen généraliser. mais c'est ce qu'il a dit ci début bi. am naa nit bu may ñaanal barki salatul fatiha. trouver na moyen coller motif bi. mais moom la wax léegi Demba dama ne Demba am na ku may ñaanal boo ko ne ñaata laa lay fay mu ne la man kenn jàngalu ma ko. mais loolu la may wax fay léegi ay dégg. non xam nga des fois. Demba bu jaxasee Prospère ak nit ma ñi. ni charlatan xëy na ngeen xool nit rek tuddee ko charlatan waaye yaa ngi dégg. waaw mais laisse-lui au moins le soin de s'expliquer. kaale wuñu yaa ngi dégg nekk ñu membre comme ni ngeen koy waxee yaa ngi dégg mais ñu seen kër di ñaanal nit ñi. bëri na fi. mais affaire bi dépendre ci yére bi dépendre ci dàll bi dépendre ci ni ko foogee. Demba il faut ngeen xam ne ok Demba gisee may ko mu yeggale ma ñëw ci yow. généralité moo amul yàlla moo sàkk doomu aadama bu nekk ci àdduna am na ñu ko gëmul ba tey donc on parle pas de généralité mais dama lay wax ne la léegi ki nga ñëw yow di ñaan lu yow en tant que mbër wax ko sànq jël ay millions jox ko nu yenu la ba biir weex teg ci suuf say téere dagg mooy la attention man dem naa ba toll ci combat yi foo xam ne waxatuma yow nga daan mais sa bakkeen laa doon sowee waaw ndax mooy mbër yi nga dégg ñaan moo dama doon fexe ba nu ma ci génnee man parce que looloo fa des ñu ne la non man waxatuma pour nga daanu de man sa bakkeen laa doon sowee man ndeysaan foofu laay waxee man d'accord léegi Prospère nañu jël téléphone bi s'il vous plaît. Comme ça ñu mën a continuer 88 628 89 90 allo bonsoir. salaamaaleykum. allo. loo wax Ben. téléphone bi moo am problème. yaa ngi doon kunkande. nga ni ko. mu fay lamp yi. waaw. fayul dara. nga weddi ko. ku kande fayul lamp de. ku la ne toogul këram. Ben mi moom tamit. di appel yi. Asafia. nga ne ku ne ñu la ku ne kunkande teewul këram toogul këram di téye appel yi. ma ne teewul dara. Allah. te ngi wax